mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbégte kontaante lay doon bu baax a baax ñuy feggoog yéen saa su ne ci seen programme bi di religion et la vie gannaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax ñuy am mbégte kontaante tey di feggoo suñuy émission tey bii di religion et la vie Imam Kanté di jàngalekat di ku ñuy déglu ci kuréel bële di E-Media mu nekk fa di fa amal liggéey bu am solo ci doxalinu diine ak tolluwaayam ak taxawaay bi nga xamee ni diine moom la war a am jamono ju nekk. yaa Imam ñu ngi am mbégte kontaante di la ziar. alhamdulilahi rabbil alamin Oustaz Thiongaan maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñi nga àndal caméraman yi di sawar lool ak kontaan ci li ngeen ma seet si fii ci Point E ngir ñu waxtaanee mbiru diine ak jamono fu mu toll. jërëjëf yaa imam dañuy commencé waxtaan bi rek xam nga jamono ji azma crise bi nga xamee ni moom la monde bi di dund de manière générale Sénégal fii tamit suñu borom def mu am fi mu fi waaj a yàgg aussi gannaaw ba nga xamee ni son excellence président Macky Sall am na ay dogal yu mu jëloon ci xëy na fexe ba wàññi li nga xamee ni mooy feebar bi terewul ba léegi muy wéy di law lan moo ci sa jàngat. alhamdulilah rabbil alamin li ci nekk sama jàngat mooy ni feebar bi mi ngi law ci réew yoo xam ni ñoo ëpp kàttan Sénégal fopp ci wàll boo jël daanaka ci wàllu koom-koom ci wàllu économie ci wàllu xarala ci wàllu technologie ci wàllu système de santé seeni l'hôpital matuwaay ya fa am ak seeni fajkat ak sax seeni gëstu ñoo ëpp doole Sénégal fopp te feebar baa ngi fay law ba tey faat fa bakkan yoo xam ni kenn mënu ko xaaj ak gam-gamle sax ak liy xew fii Sénégal kon sant yàlla ci wàll boobu bu feebar bi di tàmbali boroom xam-xam yu bëri dafa am ay façon natt yu ñuy natt ñu koy tuddee ay projection wala ay prévision mu gën a jub nga xam ni dafa am ay tegtal yu ñuy am naan lii ak lii bu dajee lii ak lii lay jur bañ ko seetee ci tàmbali ba yaakaaroon nañ ni Afrique naroon na doy waar lool yàlla def tawfiix ba fi mu nekk nii ci wàllu xam-xam mënuñu xam ba tey lan moo tax yëf yi doyewul na waar noonu fii ci Afrique kon sant yàlla wante même borom xam-xam itam ak ñi nekk boo seetee lu mel ni OMS ak yeneen borom xam-xam gis nañ ni wax dëgg yàlla bii pa africain yi teel nañ fagaru mu nga bu njëkk ba dañ leen xamee woon sàggante moom sàggante dañuy nelaw rek lu ñëw yóbbaale leen mais bii pa teel nañ jël ay matuwaay boo jëlee Sénégal en particulier président Macky Sall mën nañ wax ni teel na jàpp ne war nañoo tëj frontières yi commencé tamit fexe ba dajale mbooloo yi ak yu mel noonu li ñuy tuddee léegi ay mesures barrières ñu teel cee taxaw te boo seetee gis nga même OMS mi nga dégg ñuy wax léegi nga xam ne organisation mondiale de la santé ci tàmbali ba ñoom rafetlu ñu woon ñu tëj frontières yi dañu ne woon feebar bi jaru ko te xëy na bu leen Macky Sall toppoon ci loolu wala en tout cas gouvernement bi kon xëy na yëf yi gën a doy waar parce que même européens yi am na ñuy wax ne li ñu yéex a tëj seen i frontières moo leen indil njaaxum bi kon wax dëgg yàlla boo seetee ba seet am na nag feebar lu ñuy wax tey jii lu mel ne virologie xam-xam bi nga xam ne mooy natt feebar yu mel nii bu xasee ba dugg moom foog mu am fu mu toll doog a wàccaat kon loolu moom mbiru mbas mooy demee noonu boo seetloo suñu mag ñi ci réew mi fii wala nga seetlu ci àdduna bi nga gëstu document scientifique yi ak histoire liñ ci wax da ngay gis ne mbas moom bu tàmbalee il faut que mu am fu mu toll après doog a wàccaat mais du mel ne loo xam ne da ngay tàccu rek mu arrêté kon nag sant yàlla mesures yi ñu jëloon Sénégal fi mu nekk nii wax dëgg yàlla baax na te boo xoolee àdduna bi yëpp daanaka mesures yu mel nii la ñuy jël kon Sénégal wéetu ci parce que amul vaccin amul beneen médicament léegi nag mu des damay dégg ñoo xam ne dañ naan ñu ngi jël mesures yooyu te terewul mi ngi law mais ñooñu li ñu bàyyiwul xel mooy ne xëy na bu ñu jëlul woon mesures yooyu tey jii beneen wax la ñuy wax gën a law waaw macha allah jërëjëf yaa imam beneen mbir tamit boo xam ni xëy na ba corona bi xewee ci réew bi yéen imam yi ak jàngalekatu diine yi jam nañ leen baaraamu tuuma ba jamono ji sax laaj bi samp gannaaw ba nga xamee ni son excellence président Macky Sall deltu na ginnaaw ci yenn ci ay décisions yoo xam ne jëloon na ko yu dem ni réouverture des mosquées ñenn ñi dañ gis ni dafa am benn pression boo xam ni dafa am ci pouvoir spirituel bi maanaam nitu diine yeeg ñenn ci imam yi moo waral mu dellu ci ginnaaw ci loolu ak leneen la xaale ci leneen ndax da ngay dëggal loolu ci sa jàngat. waaw xam nga lépp mi ngi aju ci ibaaraat yi gis nga termes yi ñuy utiliser dafay bëri lu muy wundu bu fekkee da nga jëfandikoo kaddu yi dafa am lu muy wundu nga jëfandikoo yeneen kaddu mu am leneen lu mu wundu moo tax kaddu yi daf ci am solo xam nga même tey jii man nanguwuma depuis ba ñu commencé wax naan fermeture des mosquées mosuma nangu
terme fermeture des mosquées kenn tëjul jàkka yi man li ma nangu mooy dañoo aj julli mbooloo yi ci jàkk ba ci kanam dañu ne aj mais jàkka yi ñu ngi koy toppatoo di ko nettoyer ña fa nekk ñu ngi nodd ñi nga xam ne ñooy toppatoo mbiru entretien jàkka ji ña ngi fay julli bu julli jotee kon kenn mënul wax ne jàkka dañu ràpp tëj may dégg yéen saa yi ñuy xaabaabal te ëppal ñuy wax loolu nag mooy discours populiste boo bëggee yee mbooloo foog nga wax leen ni waaw dañu ne ràpp tëj jàkka yi te wax dëgg yàlla wax moom balaa muy am solo nga tàmbali wax dëgg ak wax ni mu di tëddee kon ràpp tëj amul fii boo demoon léegi suñu jàkk wala feneen boo nuyoo di nga gis ko ñëw fay la même bu ñu la ubbilul bunt bi laaj la loo soxla et cetera et cetera kon loolu la bu ko defee léegi nag li nga wax nitu diine yi dëgg la am na si ñoo xam ne ñëpp dégg nañ leen ca tàmbali ba sax ba léegi man gis naa ay imam ay ulama ak ay nit ñoo xam ne maanaam ci turu diine la ñuy wax ma wax la benn affaire na Oustaz Thiongaan wax ci turu diine firiwul ne la nga wax moom la diine wax akit nit mën na wax ci turu diine wax lu ko neex wala wax loo xam ni njuumte la kon loolu déjà dañ ko war a bàyyi xel loolu moo tax tam ñu war a yaatu dënn maanaam nit wax ci turu diine taxul mu bañ a juum wala mu wax lu mu xam kon nag léegi am na ñoo xam depuis tàmbali bi ba fi ñu toll nii sax nanguwuñu sax ne feebar bi am na te loolu doy na war déjà ci wàllu diine parce que boo demee ci alquran nga fekk ku fi woote gëm yàlla tey ni ma ko gisee ci ñenn ñi xataraay nañ dem ci jàkk yi lu mën a xem ñu mën a xew ñu xam ne yàlla la yonent yàlla Ibrahima de foog naa ni kuy jàng tawxiid ak gëm yàlla doo ko fi bàyyi dem te moom wax na ida maritu fanta tashfin wax na ci alquran sama borom su ma feebaree yow laa yaakaar nga faj ma kon nangu na ne feebar am na yonent yàlla ayub feebar na ne indi masani dur et cetera et cetera yéen sa salaam reconnaître na feebar doon ci faju di wax nit ñi ñu faju ba di ñaan sax pour yàlla bañ a bàyyi mbas mu law allahumma inna na'udhu bika minal baras loo xamul loo nangul ne am na doo ñaan mu bañ a am daf may jaaxal ma dégg yenn ustaas yi di weddi feebar ci boppam wala di wax ne nañ dem ci jàkk yi nu mu ñu neexee feebar du ñu dal parce que jàkk néegu yàlla la mais jàkk bis bu nekk nga dem fa daje ku soj mu wàll la soj nit dee na ci biir jàkk nit jàpp na faatu ci biir jàkk et cetera lu nekk xew na ci biir jàkk parce que jàkk pour jaamu yàlla la amaa ay feebar yooyu nga xam ne ñëpp a ko bokk luy dox la ci biir nit ñi loolu dàqantewul li koy wane aussi mooy oustaz yu bëri yu wax ni feebar bi nangam tey ji ñu ngi def distance sociale nee nañ waa distance sociale mën nañu ko def ci jàkk yi parce que nangam ne kon nangu nañ ne feebar bi am na kon gis nga loolu yëpp li ko indi mooy xëccoo wax ak xaabaabal moo indi yu mel noonu bu ko defee effectivement président Macky Sall man gis naa ni avant muy def discours am bi amoon na ay fipp yu commencé woon am absolument amoon na ay fipp amoon na ay jumaa yoo xam ne ñu ngi commencé woon di julli am na ñoo xam ne ñu ngi doon làqatu di julli mënuñu dem ci jàkk bu nekk teg fa policier wala gendarme am na ay xale sax yu commencé woon jàppante ak ay gendarme am na même ci Dakar gii sax am na fi man jàkk bu ma sama yenn ustaas yi wax ne xale yi dañu ñëw ubbi jàkk ji par force dugg ne dañuy julli gis nañ gox yi tamit nu mu commencé woon dem ñu gis ñoo xam ne sax dañu tëkku gouvernement bi ne dañuy julli ñu ngi xaar takk der yi ñëw fii la ñuy fekk xam nga lu mu naroon mujjee dama yaakaar ni président Macky Sall su continué woon daal ne ba tey du ma ubbi jàkk yi jàppante am ay bakkan mën na cee faatu fitna bu metti am kon dootuñu wax sa waxu Covid waaye problème mu sécurité publique muy posé wu. ñoom nag am nañu ay données ay information ci réew mi yëpp fu mu toll xëy na loolu moo tax donc mais man mënu ma wax ni loolu rek moo tax parce que yoruma information yu mu am te islam dafa bëgg man yoruma information yu mu am ba xam ne loolu rek moo tax parce que ñoom dañuy am information yu bëri mën na am loolu ak leneen mais daal xam naa ni bu doon loolu rek sax. mais xëy na benn la ci aspect yi. benn la waaw moo tax ma jàpp ne même bu doon loolu rek sax jaroon na ko parce que pour man jarul woon egg ci ay émeute ak ay fippu nga bàyyi nit ñu dellu si jàkka yi. lu mën a xew ku nekk jël sa responsabilité. dama naan man su ma doon président tamit lu mel noonu am du ñàkk ne position boobu tamit laay jël kon man côté imaam yi ustaas yi nga xam ni ñi ngi doon wax par force nañ dellu ci jàkka yi ba xale yi commencé di fipp man ñoom laa gën a gis ne ñoo waroon a waxee mbir bi neneen mais président li mu wax pour man
moo tane woon ci moytu fitna. ok comme ni nga ko waxee yaa oustaz jamono ji 2020 dañuy faral di wax li nga xam ne moom la ñuy wax la nouvelle ordre mondial comme ni nga ko waxee xew-xew yu mel nii xëy na dafa ànd ak dundu doomu aadama comme ni nga ko junjee ci Ayyuba ci yonante yàlla Ibrahima demet donc gisoo ni pour yu demee ni au moins bañ a am il est temps xëy na suñu gouvernement yi xaw a wut benn kuréel wala comité boo xam ni mooy njaboote ñi nga xam ne ñoom la ñu war a déglu ci diine ak ci jàngaleem diine ba yu demee nii bu amee tamit ñoom ñu war a am beneen taxawaay bu dul di fësal rek wute bi nga xamee ni moom mooy am seen diggante yaa imam. dëgg la gis nga Ablaye Wade amoon na fi ministre des affaires religieuses. muy sama mag. Oustaz Bamba Ndiaye. wax dëgg yàlla moom ci boppam sax moo njëkk a reconnaître que ni vraiment échec la woon. maa ngi fàttali ko benn interview mu ne man dañ ma doon jox rek ay valise xaalis dama jox sëriñ bi joxal sa bi jox imam bi loolu warta tax a jóg ministère affaires religieuses mais li ko war a tax a jóg mooy comme lu mel nii moytu ku nekk di wax ci turu diine moytu diine di mën a am jafe-jafe ak ñi yore ndombo tànk ndax dañuy teel a waxtaan état bi xam ñen ñoo yore turu diine ji fii ci Sénégal te ñooñ ñu xam leen xam seen jaar-jaar xam seen xam-xam ci l'islam wóolu leen su ko defee mu am toujours état am interlocuteur boo xam ni moom lay waxal ci wàllu diina. am na réew yu bëri yoo xam ni loolu moo leen dimbali boo jëlee tey Algérie ay Maroc ay réew yu bëri dañu am ministère des affaires religieuses boo xam ni lépp ci moom lay jaar même boo jëlee koor gi wute yu ñu am yëpp nii pays yi ko réglé yëpp chaque fois que ñu posé ma question dama naan pays yi ko réglé dama leen seet nu mel dafa am benn autorité politique boo xam ni dafay jubag borom xam-xam yi ñu ne nii la du ñu nangu nag keneen def leneen donte woon ci dëkk ba am na ñeneen yoo xam ne xalaat nañ leneen kon nag loolu moo manqué Sénégal kon effectivement gis nga bi lii amee kon muy koor gi muy mbas mi gis nga daanaka imam bu nekk ak kaddu boppam jàkka ju nekk ak la mu xalaat sëriñ bu nekk tarixa bu nekk oustaz bu nekk salafi bu ñu amoon benn kuréel bu mel noonu nga xam ne ña fa war a nekk ñoo fa war a nekk comme ni ma la ko waxee ñu tànn leen ci seen jaar-jaar ak seen xam-xam te bañ a seet kër gu ñu bokk ak fu ñu aju ak yu mel noonu waaye ci l'islam bi lañ leen xam dans la diversité de l'islam au Sénégal fu nekk ñu jël fa ñoo xam ni wóolu nañ leen wóolu seen xam-xam bu ko defee yu mel nii su amee état bi waxtaan ak ñoom mais état bi effectivement def na ay njuumte ci affaire u jàkka yi parce que dañu ñëw wax te jotuñu waxtaan ak paytu diine yi du benn association ñaari association rek ñooy rek kàddu l'islam mais dañ bari yaa imam bu fekkee ne am na lu mat ñetti kuréel yoo xam ne ñoom ñoo boot imam yeeg ñenn ci ñoom état bi buy waxal aussi ci kan lay jëm bu fekkee ne ñett lañ wala duñu ñeent lañ wala juróom lañ dafay xaw a difficile aussi waaw mais c'est vrai que déjà bu ñu amoon benn kuréel de concertation lu ñu ko mën a tuddee boo xam ne état bi moom lay waxal déjà kon mën nañ am représentant wu ñi ñu soxla ñëpp foofu kon déjà état bi foofu mën nañ wax ne moom moo seetaan lu mel noonu parce que de toute façon fu nekk nii ku mu neex nga ñëw ci wax ci turu diine ñu bàyyi la nga wax beneen bi mooy que ni même bu dee ñeent tamit loolu du jafe waxtaan ak ñeent ni jafewul xoolal dialogue national bi ñaata lañu ñaa nga fa di wax depuis des mois ñaa nga fa di wax ñu bari lañu waaw kon bariwaay bi boo seetee ba seet sax du problème bariwaay du problème mais état bi ci wàllu mbas mi par exemple état bi dafa am ñenn ñu mu waxal dégg nga bàyyi ñeneen te même boo seetee ci tàmbali bi ñuy tëj jàkka yi association ulama bu ñoom Moustapha Gueye ñoom ñoo njëkk a génn wax état bi consulté wu leen de d'accord déedéet consulté wu leen ñoom ñoo jël seen responsabilité daal ne nañu tëj jàkka yi nañu tëj te arrêté julli yi nangam ak nangam ñoom imam Dame Ndiaye ñoom tam génn wax état waxul ak ñoom ba tey te même bi état bi di tëj di wax ne léegi mën nañu ubbi. mu mel ni manque de considération si on peut dire. rëy sax la preuve même bi état bi di wax tam nañ ubbi consulté wu leen. kon bu fekkoon affaire bariwaay la sax nga ne wa mais du état bi moo def erreur ci wàllu consultation parce que au départ nee naa la waxu leen mais dafa bàyyi ñenn génn wax ñi génn wax après gouverneur Dakar moo génn daal ne tëj nañ mosquée amoon na fa beneen erreur encore. gouverneur Dakar waxul ba tey tëj nañu lieu de culte yi dafa ne tëj nañ jàkka yi mu mel ne kon jàkka yi la jublu église yi waxu ko man xoolal naa arrêté gouverneur communication gis nga les mosquées sont fermées à partir de nangam waxul les dafa waroon wax les lieux de culte loolu tam tax nañu bëri fipp danaan ñii dañu complot jàkka yi donc bëri na erreur yu gouvernement bi def même ci tàmbali ba samay post Facebook dama ci doon coow léeg-léeg wax leen lu tax ba yëf yi tàmbalee
ñu commencé wax rek ñu commencé ne waaw nañ tëj jumaa yi ndax dajale yi man sama post Facebook dès le départ ma ne leen lu tax ngeen ciblé jumaa yi naka stade yi naka meeting yi naka fi ñuy defee sport naka plage yi boobu kenn tuddugul ñooñu tëb rek ñu ne jàkk yi ma leen moytu leen yu mel nii même bu fekkee erreur de langage da wala de moytu leen mais même gouverneur de Dakar bi muy jël décret tamit arrêté dafa ne à partir de temps jàkk yi tëj nañu Dakar waxul tëj nañu fi ñuy jaamoo yàlla wala lieu de culte yi loolu tam indi beneen problème kon gouvernement def na communication aussi bu rëy sax te boo xam ni attention parce que nag man mënuma comprendre Sénégal ni mu tëddee nii diine ni mu fi amee doole l'islam nekk fi religion majorité bi ñi fi nekk président ministre ñëpp boo ci jëlee 100 personnes 98 yi ay jullit la ñu nekk jàng alquran jàng daara ñoom ñëpp nii ku ci nekk moo xam sori nga wala sori ba pare ñu def erreur yu mel noonu attention ñu def yu mel mënuñu réeree réew mi quand même ba ci niveau boobu kon nag yooyu amoon na ci mais daal nañ tirer ay leçons ci wàll boobu xam ne état bi islam ñi koy waxal dimbali nañ ko lool malgré erreur yi mu def ba jàmm am fipp ba ñu am. bu ñu exagéré nag. wala def ay provocation parce que loolu gënul ci réew mi. d'accord yaa imam ñuy wax ci leneen loo xam ne jamono ji lu soxal askan wi la bokk na sax ci li nga xamee ni xëy na moo gën a nekk actualité jamono ji muy lu jëm si éducation réouverture des mosquées gannaaw gi bokk na ci décision yi nguur gi jëloon aussi moo dina tamit fii ak le 2 juin dañu ubbiwaat yenn ci bérébu jàngukaay yi bu ko defee xale yi def examen ak yooyu dellu fa ngir mën a amal seen cours donc mu jur coow jamono ji aussi wuti am ci jàngalekat nga yaa ngi gëstu ci di nekk doxalinu société bi de manière générale ban idée nga ci am. waaw dëgg la ni loolu indi na coow man lu mel noonu su amee damay jéem rek toujours am ci mawqif taxawaay bi ñu islam jàngal mooy seet mbir mi lan la wund gouvernement bi lan la ci jublu ak ñoom lan lañ wax ba pare nag déglu ñi ko séqal parce que ñi ko séqal mooy lan mooy ñi yore mbiru njàngale syndicat yi dégg nga ak parents yi ma doog a déglu nag ñeneen ñoo xam ni dañuy xalaat rek di wax boo waxee làmb ñu wax boo waxee diine ñu wax boo waxee leneen ñu wax donc ñoom xamuñu dara lu leer mais dañu yor seen làmmiñ kenn mu leen tere wax. kon man acteurs yi laay njëkk a déglu kon gouvernement bi li mu décidé nañ ubbiwaat école lenn jaaxal na ma ci mooy que bañ koy décidé boobu temps feebar bi mi ngi law lu ñuy wax phase ascendante di gën di law ñu jékki-jékki rek joxe benn date man tegtal bu leen may ñu gaawantu joxe date boobu jaaxal na ma trop. bu ñu demoon nag ba feebar bi commencé wàññeeku ñu ne waaw léegi nag. c'est vrai que même question la ñu bari di laaj ci tamit yaa imam. voilà moom loolu moom gaa jaaxaloon na ma ciy waxtaan ci Facebook yëpp ak nit ñi ñëpp jaaxle ne nañ gaawante parce que ba ñuy jàpp date ba boobu temps feebar bi mi ngi gën di law. kon lu tax ñu gaawantu jàpp date boobu ñaareel ba mooy école du Sénégal du rek classe d'examen même ñi def examen d'accord mais yeneen xale yi deful examen tam nu ñuy jàllee beneen classe booy wax da ngay wax loo xam ni dafa ba dajale élèves yi bokk niveau yëpp. nga jox leen ay atte ku nekk xam fi mu féete ba fi mu nekk nii man ñi nga xam ni amuñu classe d'examen lan lañu wax nañ suivre cours yi ñuy def en ligne et cetera du xale yëpp ñoo am télé du xale yëpp ñoo am connexion du parents yëpp ñoo mën a topp seen doom kon am na rupture d'égalité citoyenne mais am na ñoo xam danañ ci mën a génn parce que ñoom seen parents mën na woo ku leen jàngal jàppale leen et cetera ak ñeneen ñoo xam duñ ci mën a génn te loolu day poser problème ci constitution bi date bi ñu teel a jàpp te feebar bi doon law kenn xamul tamit lu tax moo tax nit ñi di soupçonner que des fois suñu gouvernement day xaw a topp France parce que France tam dañu jékki-jékki jàpp date malgré que seen conseil scientifique dafa bañ. d'accord waaw Macron bari problème boobu ba tey mi ngi koy am. absolument kon loolu moom moo ma ci jaaxaloon mais ala kulli xaal comme bi ñu ko defee ma gis tam syndicaliste yi wax ne matuwaay yi ak yooyu dajewul classe yi nu mel et cetera mais depuis boobu ni ma gisee waxtaan bi di dem mel na ni ñu ngi wane ni gouvernement bi tam mi ngi gën a xóotal li mu wax. nen lañ ko bëgg a organiser classe yi dañ koy wàññi nangam ak nangam man gis naa ni kon donte woon date boobu xaw na doy waar mais tamit comme xale yi boo seetee ba seet fi mu nekk ñi daanaka ñu ngi ci mbedd yi di wër nekk ci kër yi noonu yóbbu leen école te fexe ba matuwaay yi daje man ñaawluwuma ko ala kulli xaal nañ fexe ba matuwaay yi daje te it nag enseignants yi tamit nañ fexe ba nu ñu demee ci école yi mu nekk loo xam ni lu yomb lay doon te it nag masque yi mesures barrières yi ba pare nag léegi mu am surveillance de près bu amee ay cas yoo xam ni commencé na di feeñ ci école yooyu ñu tëjaat lépp essayer nag pour man dara newu ci parce que boo seetee tey réew yu bëri yoo xam ni sax ñoo ñu gën a mettile ñu ngi naan nañ déconfiné parce que suñu déconfiné wul
réew mi day taxaw. te loolu tam day indi yeneen problème. kon ci côté boobu gis naa ni daal mën nañ seet nu ñuy def enseignants yi tamit ñu réclamer li ñu soxla ci wàllu matuwaay ñu seet ba xam bu ñu jàngalee 1 semaine 2 semaines. maanaam dàqowul bu fekkee ni jël nañu matukaay yi nga xamee ni xëy na mooy les choses nécessaires pour que xale yi mën a. voilà te comme ni ma ko waxee te tamit nag am vigilance maanaam daal xool bu ñu gisee ne am na ay problème yu commencé am ci école yi rek ñu teel a taxawal yi fii parce que taxawal ko kat. loolu la jaadu du question rek ubbi nañ dem leen lu mën a xew. bu fekkee yooyu am na jàppuma forcément que ni dañu war a bàyyi année bi mu nax saay parce que feebar bi kenn xamul kañ la fiy jóge te it fu nekk ni commencé nañ di bàyyi yeneen secteurs yu bëri ñuy commencé dellu ci seen liggéey ak yooyu. kon nag ni mu nekkee tam ci jàkka yi. ku mën a jël say mesures barrière nga jël ko jàkka yoo xam ne xëy na gis nañu pareeguñu bu ñu paree ñu dellu seen jàkka. kon daal mbir mi pour man du rek nii la wala nii la waaye daal nañ seet rek nu mu gën a waaw